ay position yoo xam ne toujours day clair ak lu mën a am ci réew mi ñu am mbégte di ko fi dalal soxna leen maa ngi lay nuyu jox la kàddu gi nga nuyoo mbokku téléspectateur yi. waaw jërëjëf Pape maa ngi sant yàlla. mën a ñëw teew ci sa émission bu am maanaa bi. jërëjëf di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Sen TV. ak seen équipe yëpp. di la sargal bu baax ci liggéey bu rafet bi ngay def ci sa émission bi. jërëjëf Hélène dañu commencé gouvernance financière rapport IGE yi génn na ban jàngat nga ci def. waaw Pape daal foog naa sénégalais yi seen bopp ñooy nar a sax mujj xàddi. ci rapport yi. parce que rapport yi les rapports se suivent. mais dara du ci génn. soo xoolee avant IGE ñu ngi woon. rapport Cour des comptes. Cour des comptes génnee fi rapport wax ji ni tulleeg male ci réew mi. ba wax ji bëree président ne dafay def commission boo xam ne mooy xool li Cour des comptes génne loolu nekk lu jaaxal ñépp. parce que loolu dafay mel ni da ngay wàññi gëddu Cour des comptes liggéeyam ba pare yow nga ne da ngay def commission ba ñan ñoo cay ne ña moytul ña Cour des comptes tuumaal. ndaxte ñooñu ngay jëliwaat mooy ñi la wër nga ni ñooñu loolu mën na juróom-benni weer wala ëpp na juróomi weer en tout cas c'était au mois de février. loolu ba léegi dara furaas dallu xëddeen kenn déggatul dara balaa Cour des comptes yow xam nga OFNAC yow sa bopp am na gëstu boo def mu indi fi coow lu rëy te loolu ñun ñëpp jàngat ba nga ca am la ci sénégalais yëpp am OFNAC génne ay rapport am joxe ko vraiment maa ngi aussi encouragé présidente boobu baax a baax. ndax moom au moins bien que nit ñaa ngi doon douter ndax mu ngi ci yoon wi yeewu na ne leen génnee naa nangami rapport jox naa ko procureur tëdd na ca rapport ya di nelaw ña ñuy tuumaal sax ca rapport ya mais ñooña ñu ngi leen di yokkal ay grade nga jóge foofu ñëw tey IGE génnee waat coow li jolli. mais léegi à quoi servent ces nu mu tudd. ces organes de contrôle lan lañ leen askan wi loolu lay commencer di laajte doyewuñu ko dara lu dul bu ñu bëggee def règlement de compte politique. ñu daal di ko génnee comme bu mel ni Bassou Khalifa Sall. ñu dem rooti ko ci biir rapport IGE. comme nañu ko defee woon aussi à l'époque ci Idrissa Seck mu ngoog rapport IGE la woon. donc tey est-ce que waa IGE sax war nañ continuer di nangu ñuy jël seeni liggéey seeni rapport di ko utiliser comme instrument de règlement de compte politique. mais est-ce que loolu. dafa dem ba damay jékki ba si ak ma posé wu benn question ma ne mais ñoom war nañu am fulla ak fayda ji taxaw dénoncer comme ni ko Nafi Ngom Keïta defee woon. man je pense que egg nañ foo xam ne nag on a touché le fond. parce que on ne creuse pas le fond. mais on a dépassé le fond même xam naa ne léegi ñu nuur ci biir. parce que man mbir bi jaaxal na ma ça fait 8 ans gouvernance su Macky Sall 8 ans man de bu ma fi gisee kuñ fi sanctionné mooy Karim Wade. Khalifa Sall. ak kanati kan lañ fi sanctionné ñi bokk ak moom. ànd ak moom dara du leen ca fekk képp ku ñu ci tuumaal yëkkati na la yokkal la ay garaat mais loolu aussi mais moom xanaa il veut discréditer ces organes de contrôle aussi nañ waxante dëgg waaw ñoom nag mu ngi leen di baab ndax dégg naa muy wax naan vérificateur général mu naan ko naw naa trop sa tekkaara sa discrétion mu ngi koy naw de ci discrétion am waaw ma ni discrétion kooku moom liggéeyam def na ko discrétion ak pas discrétion li ñuy xaar mooy moom mi nga xam ne moom la ñu yelloo jëkk la rapport yooyu mu agir mais dama bëgg sax ñu romb loolu il faut que ñu romb loolu parce que su fekkee président dafay nekk juge et partie nekk chef de parti parce que c'est ça aussi le fond du problème il est chef de parti. Absolument. ñi far ak moom rapport bu leen épinglé kenn gisagul mu laal ci dara mais nañu xool nu ñuy def ba corps de contrôle yooyu ñu génnee leen sous l'emprise du président. ñu jëm may leen possibilité yoo xam ne bu ñu paree dinañu dem fa ma xam ne nekkee benn déposé fa askan wi nag loolu la ñuy xaar ci ñoom parce que nag ñoom la ñuy liggéey askan wi lañ koy liggéeyal
ñi nga xam ne dañuy àtte aussi dañuy àtte au nom du peuple. Absolument. Donc peuple bi tey gisagul boppam nag ci rapport yooyu ñuy joxe. muccam ak nuñ koy muccalee tax soo xoolee tey fi ñu toll ci Covid bii li ñu soxla ci ay koppar mais suñu calculer li ñu luubal li Cour des comptes génnee. li IGE génnee. li OFNAC génnee loolu yëpp ku ko boole mais loolu tabax na ab réew. kon nag nañ waxante dëgg tey je ne pense pas que tey corruption bi di dellu ginnaaw malgré le fait que Macky Sall sur le plan loolu nawee nañ ko. lu ñu rafetlu la woon ci début bi mais ça a servi à quoi nga ñëw créer OFNAC ñëpp tàccu nga jóge fa nga ne nañu def déclaration de patrimoine ñëpp mais moom ba léegi deful déclaration de patrimoine ci deuxième mandat am bi ma ne te yoon da ko sant mu def déclaration de patrimoine avant muy prêter serment kon jalgati na yoon parce que normalement déclaration de patrimoine bi booy dugg da nga koy def boo jeexalee mandat boobu dañuy war a xayma sa mandat bii nga deexal nii lan foo ca toll foo jóge ak foo yem. mbaa dëkk bi du toj bi. li tax ba defuñu ko ndax ñoom ñoo xam. waaw. Pape xam naa damay ragal ñu génn fii gaañi xaar ñu ci bunt bi. li tax ba defuñu ko daal. nañ ko wax askan bi. mais def ko war a def parce que loolu moo nekk ci loi bi. xaw ma lan lay xaaraat. loolu sax moom warul xaar sax bu ko loi bi waxuloon sax def ko waroon a def. parce que moom moo woote gouvernance sobre et vertueuse moo fi dige woon ne dina ci dem ba jeex moo fi dige woon ne du làq kenn du protéger kenn mais j'ai l'impression que moom ay déclaration am ak ay waxam ak ay jëfam ndaxte nag jëf mooy nattukaayu wax jëf moom nag ay waxam ndax mën nañ ko natt ci jëf yi am loolu mooy wax ji fi mu toll nii mais ci loolu laa lay wax soxna leen est-ce que man su ma xoolee 2012 axe principal bi nga xam ne moom ñëpp moom lañ doon waxtaanee transparence la reddition des comptes ñu ànd ci assises yeeg ñëpp ci àndoon man dama jég bi si ak ma ne est-ce que amul escroquerie politique bu ci am waaw parce que ak comparé ak liñ gis Pape waaw loolu de man dama la ciy fekk si parce que ñun dañu àndoon yow li ñu xeex yëpp fekkee nga ko fi la ma fekk li ñu doon yuuxu yëpp lu ñu fi waxul te affaire maletu Séguraya te mu fàtte nga ko suñu marche yu tar yooyu ñu doon def ci boulevard centenaire bi lu ñu fi waxul ci ay ANOCI maa ngi fàttali livre bi sama càmmiñ Latif Coulibaly bindoon fii lu ñu fi waxut ci affaire lu LONASE bay la woon waaw kooku sax dégg naa ko temps yi muy ne Macky na wuti troisième mandat man kat dama bëgg jommi ndax man loolu ndax est-ce que ndax man ndax dañu man de jommi naa mais dama ne woon est-ce que du corona politique moo am man ndax corona bay yéeg ci seen i yuur corona politique dafa am non xoolal escroquerie munul passé lii xew après 2012 ndax dañoo jël conclusion assises nationales yi nga xam ne lu ne daj nañ ko ci ñu jël xeex bi nga xam ne moom la askan wi xeexoon ba ay ndaw faatu ci waaw ba ñuy lim dañuy wax ci ay 14 ba ñuy wax ay 14 yëpp fekkee nañ ko ñi blessé xamoo ñaata lañu ñi ci ñàkk seenub liggéey ñaata lañu ñooñu ñëpp ñu jël seen xeex boobu yëpp sànni ko fële man acteuru assises yi nga xam ne parce que nag ba ñuy dem assises sax bu ñu xoolee mais Macky Sall demutoon absolument après le Macky Sall dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ba Ablaye Wade ne ku wàlli yaa ni ca assises ya sama noon nga bokkatoo sama wet ñoom ñëpp ñu toog gon ñun nag ba ña nga xam ne nag ñoo tëggoon assises yi maa ngi ciy profitoo tey le 15 juillet may saluer la mémoire de Ousmane Tanor Dieng absolument di ñaan yàlla yërëm ko yàlla xare ko àjjana amiin yàlla sàmm ay njabootam amiin ndax loolu moom moo ñu war ci diggante ay nit ak moromam ak si diggante ay waay gëm kat mais su ma xoolee ne les acteurs des assises les initiateurs des assises nationales nga xam ne dañ cee son lu ne xoolal Lamine Diack li mu nekk di daj tey te am na ci loo xam ne assise a ko teg ndax teg suñu dégg ci li ñu dégg bokk na ci ñu jàppale woon si assises yi pour mu dem benn soutien déggoo toppatoowuñu ko pour te dire escroquerie passé na escroquerie
gis nga escroquerie sax dafa tuuti. gis nga li fa xew traîtrise la maa ko wax. traîtrise la xam nga traîtrise moo raw escroquerie. lu moo ko raw moo xew ñu jël loola yépp ñu jël ko ne lépp dox na foofu tàbbi ji géej parce que li tax ma wax ko loolu mais parce que ana conclusion assise ya liñ ci waxoon en termes de redevabilité. transparence li ci génn daal mooy jot nañ ci créer OFNAC. def nañ ci déclaration de patrimoine yooyu am na ci yooyu. mën nañ déclaration de patrimoine damay jékki bi si ak ma ne est-ce que am na njariñ parce que déclaration dafa am entrée am sortie tey ñaata ministre lañ jëlee ci gouvernement bi ñu defoon déclaration sortie waroon nañ mën a natt tamit pour xool ndax la ñuy fayee ko mënoon na leen may ñu am. Pape li ci lëndëm li tax ba leerul mooy tey jii nëppal bañ ca def maanaam dañu ne kenn du ko fësal te tey soo demee ñun on est dans la sous-région ñi egg foofu ñu yeggoon raw nañ ñu. muy ay Tchad ak ay Niger yi ñooñu sax raw nañ ñu parce que soo demee tapé seen internet ak yooyu sax di nga gis ne. seen déclaration de patrimoine tel ministre lii la ay bëy yu mu am ak ay xar sax. kon tey jii kon suñu waa ji su amoon ay kéwél dinañ ko gis. waaw borom kéwél yi wax nga dëgg yow. waaw xoolal parce que loolu la déclaration de patrimoine bi dañ suñ ko defee it maanaam nee nañ kenn du ko publier kenn du ko rendre public. boo paree ñu nëpp ko foofu booy dem ñu nëppaat ko foofu léegi OFNAC moo war a def liggéey ba nga xam ne war nañ ci def ay jéego parce que bu ñu waxoon tey ne tey da ngay dugg tey ñu xam la nga am ci biir nga fexe ba am fa ranch ba ranch ba am ay këwël am ay jasig parce que këwël yi la ñu gis de kenn xamagul lan moo nekk ci biir ndax yeneen espèce en voie de disparition ou des espèces protégées ndax est-ce que gaa ñi nekkuñ di ko njukkalante. mais loolu yow bëgg ko lire choqué wu la. non boo xoolal non moo tax ma ne la lépp li ñu jëloon comme ay maanaam. valeur yi ñu waxoon dañu bëgg ci assises yi def ko ci maanaam charte de bonne gouvernance bi ni ñuy woowee nit ñi ak ni ñu leen di joxee cër. mooy sax ñu xool kan moo gën a yeyoo am cër yi. ñu def. appel à candidature ci yenn postes yi. tey postes yi yëpp xam nga lan mooy appel à candidature bi. ndax am nga carte marron beige. waaw carte APR. ndax am nga ko. wala ndax allié nga. loolu moo indi problème yi Sénégal mooy valeur yooyu yoon woowu ñu wàcc. mais beneen yoon bi ñu wàcc tamit moo di gis nañ ñoo xam ne dañoo mën ay combat avec des principes mais ñu ñëw ñu cëral leen mais ñu xàmmeetoo leen. waaw mais loolu laa ci ëmb parce que déggoo li ma la wax dama la ne. acteur fa mu njëkkee mooy acteurs yi ak initiateur ak acteuru assise ya nangu la ñu liggéeyoon waxante kook askan wi wër tuuru Sénégal ñenn ñi ñoo doon naa la wax coordonnateur départemental. Assisia ba ñuy def les consultations citoyennes dans les départements ku ci mel ni suñu frère Latif moo yoroon Sokone donc ak ñeneen ñu ngi ci biir mën nañ leen lim ñoom ñooñu ñëpp jël conclusion yooyu ñu nangu ñu sànni ko tuuri ko géej mu naax saay nga jógeeti foofu ñu nangu tëj seeni bët ci li nga xam ne moo nekk di xew tëj ci seeni làmmiñ tëj ci seeni nopp ñoom ñépp parce que ñu ngi ci taatu bool bi. waaw teraanga. loolu nag moo yéeme parce que Macky Sall sax bu ko neexee mu ni leen yéen a tëggoon assises yi deuxième tour laa dem te bañ nañ ko ba ñoom ñu ngi wax ni que dafa signé woon ak. réserve te loolu sax amut parce que Mbow Lamine Loum weddi na ko Mbow leeral na ko Mamadou Lamine Loum leeral na ko mënuloo fekk liggéey bu ñu liggéey nga ñëw ne dem ci def réserve amu ci signé na ko parce que daf doon li ñu war a bàyyi ci réew mi nag pap mooy ngay wuti nguur sooy wuti ji nguur nga mel ni benn malaaka dangu lu ne la nga gisoon muy ñuul ci dëkk bi lépp nga taxaw dig askan wi ne soo ñëwee di nga ko saafara boo demee ba ñu fal la nga gën a lëndëm ña fi jóge woon loolu moo fi am. c'est dangereux. et ça c'est ça qui est malheureux c'est ça qui est grave loolu moo indi
recul yi ñuy opérer yépp sur tous les plans. parce que volonté politique ba dootu amati. redevabilité kenn gisatu ko. transparence bi ñuy wax kenn gisatu ko. suñuy problème yépp ci respecter nee nañ nag les promesses électorales. n'engage que ceux qui y croient. léegi nag fu ñu jëm ndax ñun ban nattukaay la ñuy am wala ban lan la ñuy am sénégalais yi ñu jéem a xool nu ñuy def ba gën a ubbi seen bët ba ñoom ñu bàyyi su campagne jotatee rek ñuy yem ca ka leen di dig ca campagne waaye nañu xool kooka trajectoire am. ak jaar-jaaram ak doxalinam nañ ko xool ak yan jikko la ràngoo balaa muy muy ñëw di leen laaj si ndombo tànk nag ci à tous les niveaux. muy kay wuti mairie ba muy kay wuti ndombo tànk député ba muy kay wuti ndombo tànk président. moo tax ma yaa ngi wax loolu mais jaaxle woo tamit ci gouvernance politique bi élection kenn xamul kañ lañ koy def ñu ngi reporter rek local. muy ñu nekk ñun di tëgg suñu bopp ñun démocratie républicaine te yow xamoo kañ la ñuy élection bu ñu weerante fichier électoral la def est-ce que loolu tamit de recul. mais li may wax recul li ñuy opérer parce que d'abord. mais c'est pire qu'au temps de Wade. non mais c'est pire. parce que Wade nag mën nga ko xeex nañ ko lu leen mais nag mën nga ko reconnaître ay méritam. man day wax dëgg yàlla soo xoolee boo gisee ma taxaw fa ma taxawoon ba léegi teg sama tànk fi ma ko continuer di teg Pape. munuma bañal Wade lii xeex ko ba Sénégal yépp teg ci seen bët. ma yëfu gor. ma ñëw loolu du yëfu gor. ma ñëw gis ñuy def lu raw. lu raw laa lu raw bien sûr. ma koy jéem a expliquer. te tey soo xoolee ci wàllu gouvernance politique bi mooy juste yëfu élection yi soo ko xoolee mais tey ñun xamuñu à quelle sauce on va être mangé. parce que soo xoolee élection présidentielle ba muy jub si réforme yi ñu def yépp parrainage yi fii. arrestation des potentiels leaders. waaw mais lépp ñu def ko parce que objectif bi moo doon. moom mu am ñaareelu mandat mu jaral ko lu nekk. est-ce que du làmb ñetteel bi. léegi nag am na ñaareelu mandat man di ma dégg maa ko dégg mu wax ko leader yi. ca ñu dem ca dialogue ba. mun leen moom bàyyi na njuuj njaaj. kenn weddeegul ne waxu ko. am na ko wax kay loolu télé la mu ne weesu naa léegi. fu weesu na fu mu njuuj njaajee amatul benn nu muy ragal kon nangu na ne amoon na njuuj njaaj. loolu rek déjà c'est extrêmement grave. un aveu de taille. un aveu de taille. léegi nag pare nga njuuj njaaj mais na carte gi leer man de li ma koy ñaan tey. est-ce que tey jii gisoon na mi ngi làmbaatu. na dem seet sortie bu gën a xam nga sénégalais yi sax am na ñoom dañuy baale les sénégalais dañuy xoolal dañu gaaw a fàtte gaaw a yërëm. dañ lay waaw donc moom ci boppam ñetti at mën naa ne moo ko fi desel ñetti at yooyu na liggéey pour sortir par la grande porte. yow gëmoon na day wut troisième. passer le flambeau. nu mu gën a rafete waaye li may gis nii lii raam nii ci ñag bi la jëm Pape ndax man daf ma mel ni que li ñuy wure pour dem uti troisième mandat dégg naa ña ko doon wax Wade ba dugal Wade ca guuta ñoo ko wër tey di koy mbaboor di ci jooy sax dégg naa di ci jooy pour ne na dem uti mais ku ñuy jooyal askan wi la ñuy jooyal askan wi ak ku leen ko sant ñooña nga xam ne ñu ngi woon fii soo demee xool rapportu IGE ya woon nga xool rapportu Cour des comptes ya woon ñii di wax noonu di ko uti troisième mandat ay tooxi dooni yu mag def nañ ko fa ñu nëpp rapport yooyu teg ko ñooñu tey bu ñu taxawee tey di jooy ne na defaat troisième mandat parce que fekki nañ ko te ñoo ca dugaloon Wade mu war leen a moytu il n'est pas tard. mais est-ce que du moom moo bëgg sax troisième mandat. waaye moo tax na xoolal man daal li leer ba leer sénégalais yi mën nañ nangu lépp nag mën nañ nangu lépp ba mu des loola. niroo na ne nag parce que ni muy doxalee ak ñi wax ne amul droit am troisième mandat tey na xel. ndax képp ku wax ne yoon nee na amul droit am troisième mandat. faagaagal nañ la. te foog naa ne ñu ngi sax jéem a faagaagal ñi nga xam ne. ñoom xam nañ ne ànduñu ci
pour mu wuti troisième mandat ñu ngi leen di jéem a wut nu ñu leen di defanteeg ñoom ba neutraliser leen wala ba génne leen loolu lu leer la lu leer la xalaat naa ne mu def nañ ko Moustapha Diakhaté le nouveau cas la xaw ma cas ay cas yi day mujjee nekk sénégalais dootuñu xamati ndax ay cas corona la ñu am wala ay cas politique la ñuy nar a am. Absolument. Est-ce que sax bokk. Ah non, Moustapha Cissé Lo est très clair. Alors nee na chercher un troisième mandat c'est mettre le pays en feu. Alors su fekkee ne nag dañu dem gëstu bu baax ndax est-ce que loolu bokkul ci li indi coow li tey. ndax Moustapha Cissé Lo mais yàgg na ci saaga. waaw ñoom seen bopp wax nañ ko ne ñu ngi leen di saaga depuis 2009 ba 2019 ba 2020. waaw loolu xam nga ñoo ko wax kenn waxu ko. waa kuy saaga depuis boobu te yow saaga taxutoon nga dal ci kaw nga toog ba tey génnee ay saaga ba dàqaate di ci am te kooku kat bu demee def mandat ba mu waxoon ne 5 ans lay yem bu ko defee 7 ans. Moustapha Cissé Lo moo ci taxaw xar ci tànki tubayam ne ko constitution bi 7 ans la wax xeex ceeg moom sax. waaw ne ko doo fi defee 5 ans 7 ans ngay def. kon kooku tey bu yeewoo ñu toll ba tey fii di ruumandaat ndax dafay wuti troisième wala wutiwul ñu génnee saaga yoo xam ne 2019 ba léegi ñu ngi leen koy tifaare. waaw. Pape waaw ñu. et puis c'est privé. si ñoom donc et puis donc xam nga. seen affaire la. waaw man loolu ñoomi neen. ñoomi neen man saaga yi sax dama foogoon complot la pour ñu fàtte mbiru suuf si éclaté ci dëkk bi. waaw suuf si nag laa à un moment donné. waaw ba saaga ya génnee te fekk suuf si wax ji jolli na. waaw. ñuy waaj waxu kéwél yi di waaj a génn ma ne lii est-ce que du stratégie pour na pour endiguer loolu la. mais donc pour dire que oui allez-y. soo xoolee actes yu bëri yoo xam ne Macky Sall mu ngi koy posé. président Macky Sall maa ngi koy wax actes yu bëri sénégalais seen xel tey nañ ci ndaxte yaa ngay dooleel ñoo xam ne mel ni kuy pare tëggaat beneen coalition pour ñuy taxaw suba. pour ne dañ koy jàppale ji mu ci troisième mandat. Mali ngi nii nag du yëfu troisième mandat sax gis ngeen na mu mel. te dëkkandoo nag am na loo xam ne da def cay wàllaati. waaw ñaanuñu yàlla ñu yegg foofu mais nañu dimbale ngir yàlla xeexu 2012 ba ak la ca faatu ci ay nit ak la ca am parce que Sénégal amuñu droit vraiment di endiguer réew mi di reculer loo réew mi. nara retarder développement ndax ay xeexu politique ak ay ambition politique yoo xam ne démesuré nga xam ne benn nit la yow def nga 7 ans amaat nga 5 ans muy 12 ans yaa xayti wax dëgg yàlla li gën a rafet mooy nga génn par la grande porte nga dem yàlla mën na tudd sax nga dem ba sénégalais yi namat la buñ gisee ni que xëj na dañoo tombé ci pire boo ñëwaatee xëj na su boobaa suñ bëggee ñu falaat la waaye. pourquoi aujourd'hui ñu bëgg jalgati constitution bi te moom ak la mu waxoon lépp loolu de bu naree am xeex bi en tout cas dina metti aw li ñuy wax naan nu mu tudd dina saf mondial. guerre ba dana saf mondial. ayca ñu ñëw ci scandale foncier yi fa la jeexalee sax parce que déedéet du ñëw ci scandale foncier. déet dafa gaaw di jeexal bi dafa gaaw. 30 minutes la 30 minutes la ñu war a wax. ay day jeex janoog Pape Alé kay dafa nar a gàtt nag nañ yokk waxtu wi. ñoo ko war a yokk de wante li ma ci jox baax na ci. waaw scandale foncier yi ayca. waaw scandale foncier yi moom. yow toppoon nga am na boo toppoon Thiès. man maa ngi ciy liggéey chaque jour Pape Alé soo bëggee dégg. ak ma wax ko fii Sénégalais yi dégg ci wax xam ko man. chaque jour ba bi may ñëw nii ci yoon sama téléphone arrêté wul parce que foncier bi dafa lëmbee réew mi président ci boppam xam na ko te wax na ko nee na 90% li nga xam ne moom mooy alerte yi muy jot muy problème foncier bi la li ma ci jaaxal nag mooy foncier boobu li ci gën a bëri maire yi ñoo koy jëf parce que Thiès dafa indi coow li coow li gën a bëri mooy désaffectation yi absolument te loolu dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla man de ñaanuma yàlla ñaanatuma yàlla ñuy toog ba ab maire di dem di fekk ay askan di leen désaffecté bu leen gungewul pour wan leen yoon wu ñuy demee wuti ay këyit pour seeni suuf soosu ñu mën ko régulariser mu pare mandaam ne fekk naa 1000 foyers yu amuloon këyit ma jàppale leen ba ñu am këyit ñu am patrimoine
kayitu kër boobu nekk lu valable loolu la ñuy xaar ci maire yi. mais du désaffectation yi nag coow la bëri na Thiès mais du kenn ku dul c'est une décision politique qui émane des collectivités locales des maires. sur le plan juridique maire rek moo mën a ubbi boobu buntu receveur des domaines mënu ko ubbi préfet mënu ko ubbi gouverneur mënu ko ubbi urbanisme mënu ko ubbi cadastre mënu ko ubbi maire ba ko ubbi nag ñenn service technique ya dañ ko cay gunge. man nag li ma gis Thiès man de li ma ciy dund mooy ba mu amee askan wi ñëw ci man di jooy yépp dama jóg di ci dox maa ngi saluer écoute bi nga xam ne moom la service technique yi am chaque jour du receveur des domaines du urbanisme du cadastre du nu mu tuddati du préfet du sous-préfet gouverneur sax dama ne comme jot naa ñi ba ma yeggee ci moom ñoom ñépp parce que recevoir na même benn collectif barki démb bi nga xam ne ci yëfu désaffectation yi parce que désaffectation yi soo jëlee sama mbokk ya fa xam ne ñenn ñi dañ leen désaffecté mais ñooñu dañ leen indemniser woon dañoo jëloon seen tool indemniser leen parce que mairie bi amul xaalis bu mu leen fay paap jox leen ay parcelles 2 parcelles par hectare lañ leen joxoon à l'époque nga xam ne benn hectare dina jur 25 parcelles ñu jox leen ci ñaari parcelles ñu denc ko pour seeni doom ak pour ñu am au moins patrimoine seen erreur mooy demuñu dem defi procédure bi mais tey li war ñi nga xam ne ñoom la ñu fal pour ñu taxaw askan wi mënoon ñu gunge leen ñu dem defi yooyu procédure mais du pour ñu ñëw jël lu ñu leen fayoon parce que loolu waratuñ ko mën a désaffecter parce que lu ñu leen fay la muy faay bu nekk aussi ci loi bi su fekkee ni que dañu fekk ay population léegi ñu nar leen indemniser en parcelle il faut que ñu jox leen kayit boo xam ne dina tax ba bu ëllëgee kenn du mën a ñëw nanguwaat seen parcelle mooy loo xam ne sur le plan juridique dañ ko war a gérer donc li indi lu bëri problème yi ci foncier bi mooy nañu def une relecture ñu xoolaat loi bi président commission boobu mu defoon sur le foncier conclusion yi nañ ko jël ngir yàlla ñu xool ko li ci baax ñu jëfe ko ndax moo jur lii te foncier bi kat gis nga lépp luy contestation élection ak foncier moo jur ay bombe moo jur ay problème instabilité dans beaucoup de pays. le cas de Ndingler man mënuma nangu parce que dëgg la Babacar Ngom nee na dafa romb procédure bi mooy dañ koy defal délibération mu pare délibération dem uti bail mu pare bail dem uti titre foncier ba am ay kayitam mais lan la ñu war a dañu war a xoolaat procédure boobu parce que benn nit tamit ñu bëgg koo jox 300 hectares te sóoraale wuñu askan wa fa nekk te jamono jooju bu ñu toogoon est-ce que jot nañ waxtaan ak askan wi balaa ñuy def boobu délibération mais kaawu Ndingler am na jasab autour de Thiès ñu ngi ciy dox nga xam ne à l'époque président communauté rurale Fandène ca jamono jooju dafa jël 50 hectares dem def ko délibération jox ko benn société boo xam ne un certain Baro moom moo ko moomoon ñu ngi koy ñaanal suuf sedd ci kawam mu ñëw ne daf koy jël daf koy def ay nu mu tuddati dafa am un projet de logements sociaux te laajuñ sax population yi da ngay yeewu nga def sa nu mu tudd daal di def sa délibération doo laaj askan wa nga xam ne ñoo fa nekk loolu ay problème la yoo xam ne dañ ko war a régler mu ngi nii ba léegi yéen a ngi waxu Ndingler mais jasab ba léegi loolu moo des as tuut soosu des ci commune Thiès 30 hectares derrière l'ISEP tey jii baro boobu gaañu na waaye ay njabootam ñu ngi téye amuñ kayit sax parce que ñun am délibération la ñu am amuñu leneen délibération boo xam ne depuis Mathusalem la woon kenn xamul ñaata at la loolu dépassé na jëm nañ cee dox pour mu toog waxtaan ak askanu jasab ndax protocole ba ñu signé woon ak frère am li indi woon coow li yëpp mooy population yi dañoo dànk ne duñu loolu duñ ko nangooti frère am gaañu na moom na góorgóorlu man mii dox naa ci lu ëpp presque at ma ci ànd ak moom di ci waxtaan pour ñu am terrain d'entente jékki-jékki na def benn fuite en avant réer na mu ngay naan day dem CCOD di wuti ay bail nii lay commencé uti ay bail bu paree mu dem jaar ci suuf uti titre foncier ça se passe comme ça les populations ne sont même pas informées et ces populations qui méritent ñoom tamit ñu accompagner leen Pape ba ñu jël une partie de leur patrimoine boobu ñu jox leen ko ñu immatriculer ko pourquoi tey li ñu defal Babacar Ngom mënuñu woon jël
population yi famille yi ñu jëlal leen ñaar wala ñetti hectares Pape ñu immatriculer utal leen titre foncier utal leen bàyyi. ñu am un patrimoine boo xam ne bu ñu bëggoon tey sax béy ko dem wuti moyen pour béy ko. Pape dinañu dem ut am xaalis bi su dul loolu ñu ñëw Babacar Ngom daal di def benn contrat ak les populations ñu luwe leen suuf si mairie yi nañu xool loolu mu rapporter loo xam ne chaque année tant d'hectares ça va rapporter à la communauté déjà de Ndingler ou de Djilakh ou de je sais pas quelle autre localité soo bëyee nga ñëw jox leen mu nekk genre location bés boo demee ba bëyatoo. ñu jëlaat seen i suuf waaye lii ni mu demee nii. titre foncier boobu famille Ngom ñoo ko moom ñoo ko nar a moom ad vitam aeternam. loolu nag moo ci jéggi dayo mais je pense que war nañu mën a ubbi ay opportunité dal na aussi ay villages yu mel ni Ngolfagni nga xam ne jël nañ seen 300 hectares jox ko benn naar boo xam ne day béy soble ne day employé jigéen ñi ñu fay béy. mais seen 300 hectares yooyu tey bu ñu leen ko doon loué sax 100 000 francs hectare bi par an mais ñaata xaalis la boo xam ne war na mu permettre à ces familles là chaque année ñu jënd sax un peu de vivre pour génn man gis naa ci ñoo xam ne ba ñu jëlee seen 300 hectares dañu leen mujj doon abal tool bu ñuy béy ndax ñoom d'accord ñu ci woon ça veut dire que cas yaa ngi fi. le foncier il faut que Pape ñu xoolaat sur le plan d'abord des textes. ñu xoolaat li nga xam ne man 2012 ba ñuy ne dañuy def traque des biens mal acquis. dem leen ne nañu dem def auditu foncier bi naka la ko collectivité territoriale yi ñu yoree bu amee lu ñu war a joyanti ñu joyanti ko su amee lu ñu war a wàññi ci doole ji ñu wàññi ko waaye dañ ko préféré bàyyi ko noonu tey seen mandat kenn xamul kañ lay jeex ndax kenn xamul kañ lañu dem élection. léegi nag sa ku mën ku dàq sa morom ku gën a mën jël suuf si def ca naka sudul noonu fii ak mandat yi di jeex rek yaa nga ca Pape bu baax a baax donc il faut que qu'on arrête tout ñu man su ma sañoon président bu yokk seeni mandat yi mu seet def ay garde-fou lu jëm ci suuf si ñëw ne leen nañ ko dakkal bañu dem élection bu boobaa ñi nga xam ne sax dañuy bëgg loolu décanté dinañ def bokk ci ñi def pression mais fi mu nekk dañ leen a bàyyi seeni mandat jeex na mën naa ni sur le plan politique légitimité bañ amoon. amatuñ ko. te dégg naa ñuy waxu naan dañoo bëgg coupler lan la ñuy coupler élection présidentielle législative bu ñu ko bëggee coupler ak local maanaam ñu nga jëm 2022. 2023 kañ la assemblée bi kañ la ba. 2022 lañ jëm parce que tey président mënul dissoudre assemblée. dernière réforme yi ñu def. mënul dissoudre assemblée absolument. dañoo dindi possibilité pour mu dissoudre assemblée tamit ñu nangul ko ne mënatu leen def motion de censure